Cheikh Sidi Mokhtar tabarkalla di Serigne Touba mu sotti di ki nga xamante ni le Serigne Touba commencé woon ca Touba géemu ne di dem jox ko sëñ Modou Moustapha jox ko Serigne Fallou ba mu tabbi ci loxoy sëñ Abdou Lahad ba ni mu ñëwee ci Serigne Saliou ba ni mu ñëwee ci loxol sëñ Baara ba tegu ci ay loxoom bu demee fekk Serigne Touba bu ko waxee loo ma defal Touba su ko waxee du am gàcce ñu jiwul ko si li ñu réer ñu ngi jaal suñu mbokki murit yëpp di leen wax yàlla na yàlla teg ko ci loxol Serigne Touba ni mu yaakaar waaye tabarakallahu alaaj njaw ma koddu Serigne Cheikh dafa mës a wax benn wax nee na Jean Collé daf ko wax Cheikh Tidiane mu ne ko la mort dans ce coup est la chose la plus démocratique au monde. alaaj njaw ma koddu tey Tiwaawan dañoo perte bu mag a mag li ko waral mooy Ousmane bi mu duggee ci bàmmeel ba nu maasale ko la waa Tiwaawan di doogu yëg ni on a perdu un grand homme Ousmane Diagne ca cawarte ga Ousmane Diagne ca njàmbaar ga Ousmane Diagne ci bëgg lu baax Ousmane Diagne faalewul autorité bi am million ak ki organisé am 100 francs milliardaire bi bu xewlee wax ko coono ba mu cay daj bu xale bi amul ñaar fukki xewlee Ousmane Diagne coono boobu la cay daj communication fii ci Tivaouane am na niveau bu mu àgg Ousmane Diagne moo ko fa yóbbu seetal jeunesse bii def communication ci Tivaouane amul kenn ku ci Ousmane Diagne du jox ay leçon de communication amul leçon de morale Alburaax Ousmane Diagne daf ci joué rôle bu rëy xam nga tey waa Sud FM dañ ma posé benn question ni ma lan nga xam ci Ousmane Diagne man ni leen bu doon aw yaram man ni leen Ousmane dóor na ci aw yat mu def tërgën bu dootul dañ ci àddina ay empreinte am ci Tivaouane ci wàllu communication dootul dañ ilaa yow mi di ndax amul benn rajo bu ubbi ci Tivaouane te ba nga demee bay waaju ubbi ñëwoo ci Ousmane laaj ko ay xalaat mu wax la ci yan condition nga mën a demee pour sa rajo dem yoonam te ni ko Pape Moussa waxee ni lu waay di def na nga ko def ngir yàlla ak yonent Ousmane Diagne joxe na ci ay tegtal am na ay seede yu Pape Moussa wax sànq ci personnalité bu mu doon liggéeyee ci communication bu ñëwee ci cérémonie def li muy def ba pare mu gis ñuy séddale teraanga yi fa nekk mooy buñ ko mujjee jox boo ko dee wër doo ko gis parce que philosophie bu mu gëm mooy Tivaouane la nekk mooy ñi fi ñëw moom moo leen di renseigner pour ñu ñëw dans les normes ñooñu buñ leen war a jox sax ci loxoom la war a jaar mu rendre leen compte fekkee naa ci benn affaire ci benn cérémonie bu am mu def li muy def ba pare ñu war koo jox xaalis ba manqué 1000 francs mu dem yoonam bàyyi ko fa ba keroog këram lañ ko fekk bi ñu ko waxee mu ni gedduma dama bëgg ngeen xam ni mission bi ñoo ko bokk parce que bu may def seen commentaire ci yéen ni may bëggee ngeen réussir noonu laa bëgg ngeen yéene ma ko Yélamine Goumara sama copain daf ma woo tey ni ma El Hadj ma ni ko mu ni ma benn seede laa lay defal ci Ousmane Diagne ma ni ko mu ni ma ba mu déparé condition ba mu amoon ba bi mu daanoo wàccu mooy dafa xëy di ko wër ba dugg bàmmeel waaw kon tabaarakallah Tivaouane ñàkk na nit ku rëy ci ñun nit koo xamante ni du jug ci suñu biir ilaa yomi din man nag benn nit laa jaale Ousmane Diagne muy Chérif Taïb Gueye ndax dénkaane dafa fort te Ousmane outil bi mu doon liggéeyee ci wàllu àddinaam bi mu demee ba tëdd Chérif Taïb Gueye la ko jox liggéey bi continuer di rafet nam daan rafetee bi ci desit mooy mu taxawu ko amul bis bu Chérif Taïb Gueye ñemee taxaw suba ba ngoon te demul seeti Ousmane bu ñëwul Chérif dañ koy woo Ousmane nee na bala moo tëdd ci lal daf laa bëgg gis kon Chérif maa ngi lay jaale sa xarit maa ngi lay jaale sa mbokk Ousmane Diagne ndax am na jikko bu nekkoon ci moom ni nga fexee ba collaborer ak Ousmane Diagne ba lu muy def ci àddina yow la koy waxal loolu dimension la kon maa ngi la koy jaal
di la ñaanal yàlla yàlla la yàlla wéttali ci li mu bàyyi ci sa yéen incha allah responsabilité bu mag la jox li ma ci xam nag mooy ñun def nu yóbbu foo xamante ni mënuñu koo bañ a wax ndax bay ba yàlla maalaw koddu ngay moom Fatma Bint moom jàmbur la diggum sam daf daan wax naan sans fas bu rëy gudd wi ñettu mag laa ko tuddee ñu ne ko luy loolu mu ne bu dawee romb la dawal topp leen boo fa yàggee gis la ni daw Ousmane Diagne loolu la def dafa daw xelu dugg ci communication rek ñu topp ko bi ñu ñëwee ba ci biir lañ xam ni mu wan ñun nag communication li lay jëriñ baatu damani boo nee damani raw nga buum ji teg wax ba yeew sa bopp wala ngay yax bay yeewi yóbbu Ousmane Diagne laa ko mos a dégg asalaamaaleykum jërëjëf El Hadj xol yi fees na waaye nag courage du fi jóg def na li ko war ba wàcc na parce que dee du defet bu doon defet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko def keroog bi sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum génnee àdduna sëñ Pape Malick dafa wax baat bu am solo daf ni bu doon Italie la bala ñu ko denc dañu koy teg di ko tàccu ko ba doyal parce que wàcc na mais léeg-léeg kilifa yi dina am jaboot mu daanu ci toolu xare bi ñu ko laata denc tàccu jaadu ci moom parce que dëkk bi nga dëkk fi nga juddoo fi nga màggee tekki fi nit ñi kenn moomu leen li teew fee ci zawiya Serigne Babacar ko sañoon boo demee am lu ñu toll ña fa ñëw ñëpp xol nañu fa ñëwee ña fa ñëw ñëpp yéene lañ fa ñëwee loolu nag yàlla na ko muurloo Serigne Mansour bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafay wax ni cat dina topp nit ba ci bàmmeel waaye moom yàlla bu ko cat topp yàlla na réccu lu mu doon def fii ñu ngi koy jaal nag ay bokkam rawatina Awa Diallo ñu ngi ko koy jaal bu baax di ko jaal yi tamit Ndey Diallo ak Morial yi waaye jaal ko yi tamit suñu bàjjan Joor Njaay mi nga xam ne moom la nekkaloon ci kër ga ñu ngi ko koy jaal ñoom Binte ñoom Jee ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaal waa kër gi waaye Chérif faaw nu jaal ko yi tamit waa kër honorable député Aïssatou Bambadou jaal ko particulièrement soxna si waaye ñu jaal ko Fatim Diallo jaal ko massawu ko jaal ko doomam Ablaye bien que ndaw la yow xam nga ci dara ku takkoon ak baayam la ku takkoon ak baayam la xaritam la woon ñu ngi ko koy jaal di ko ñaanit moom it mu xam ni rek dëgër moom du ci at ci état d'esprit la waaw état d'esprit la yàlla yeggali mébétu wuy juram ci moom ci barke yonent bi ñu ngi jaal ñëpp rawatina yi tamit gendarme M Diagne moom itam ñu ngi ànd ak ñun ci émission bi mi ngi yóbbante ay njaal ak ay kàddoom yooyu nekk yoo xam ne lu am solo la Chérif ci seede yi ba tey Ousmane yow mi nga xam ne taxawoon nga ak moom lan nga fàttaliku lu la gën a marqué ci moom bi mu feebaragul ak bi mu feebaree parce que nit dina am personnalité ba feebar saali nga weddi ko ci bi mu feebaree lu la ci gën a marqué. Njaw damay wax ni personnalité Ousmane dafa gën a màgg ci bi mu tëddee. xam nga am courage weesuwul. nga ni Chérif bu nit ñi xam ne damaa feebar. ñi ne biir MTK groupe bi. bu kenn xam ne damaa feebar. publication sax boo koy def ko ci sama tur nit ñi xam ni maa ngi fi. doguma la sama mujj ñëw fa ci burdu bi. bi ma ñëwee keroog wàllu communication rek la waxtaan ak man. wallaay fu ngeen toll ci reportage yi. yéen a ngi ci affaire yi. ndeysaan mi ngi néew doole sax mais mu jox Ablaye loxo. pour mu xëcc ko yëkkati ko ba mu mën a toog pour waxtaan ak man. démystifier feebar bi wan ni ma feebar bi. Njaw pour Ousmane may ma courage. parce que man bu ma fa daan dem damay dem xool ko ba mu yàgg bu may génn sax du ma tàggoo. parce que gis ni maa ngi nekk ak moom mu ngi ree mais ci douleur la ne. ci douleur. xam nga lu may wax. copain mu ñëw tuuti rek léegi ma jóg ñu commencé reportage. c'est ça loolu la ma daan dëfale. mu ñëw tuuti rek léegi ma jóg ñu dem reportage. may wax ni ku am courage ku am personnalité comme ni ko nit ñu waxee. dëgg la li mu doon def c'est def ko woon pour xaalis. dëgg la mais ku koy yëg la bëggoon li Pape Moussa di wax. dëgg la maanaam nit ku bëgg ku ko yëgoon la. maanaam li muy def nga yëg ni. Ousmane kat lii muy def da koy def pour Tivaouane. dëgg la donc engagement boobu la am. mais Pape Moussa. Ousmane tëdd na ci lal mais
damay wax ni moo yoroon boppam. dëgg la. mais jaaraama seen waa kër. seen waa kër. wax nga ko léegi Tane Dior mag la. dëgg la wallaay. xam nga sànq joxe na anecdote ni bi mu demee Dakar. dëgg la ak Babacar. dinaa ñëw ci Babacar. mais damay commencé ci Tane Dior bi nga xamante ni mag la. Ousmane bi muy dem ay rendez-vous am Dakar. maire Tane Dior moo ko daan yóbbu Dakar. bi nu demee ba mu war a def benn analyse mu ni du ma fanaan Dakar. damay fanaan si Tivaouane bu ma xëyee dem dañuy Tane Dior fanaanal parce que mag nga Tane Dior fanaan Dakar moom mu ñëwaat parce que kon ni ko damaa feebar lii dal sama xel mooy may yeewoo Tivaouane. feebar bi gën a yokk awa sa sœur bi nekk Pout. ku tamit am taxawaay bu am solo. awa mention spéciale. gis nga Ousmane bi muy tëdd feebar. bu Moussa la gis Binta danaan sama commandant nag ñëw na. parce que Binta moo daan togg li Ousmane di lekk. chaque jour ñu defal ko régime boo xamante ni man dama doon laaj ñii fan la ñuy jëlee lu ñuy defalee régime bi Ousmane. parce que dem nañ ba xam ne Ousmane mënut woon Ousmane ça fait plus de 2 mois lekkul ceeb chaque jour supp lay lekk wala leneen loo xamante ni moo dàq supp te loolu Binta moo ko daan defar bu ñëwee mu ni sama commandant ñëw na xaaral ma préparé parce que dina ma forcer par force ma lekk. Babacar Fall kenn mënu koo fay ndax Babacar Fall man dem naa ba ni ko yow yaa ma mën parce que man dem naa ba mënutuma xool Ousmane bu ma ñëwee ci hôpital bi damay woo Babacar ci biti mu gën nu naan waxtaan a teg ay pion ma bàyyi ko mu dem mu jikki Ousmane ma koy wax wool ma Chérif mu dugg si parce que buggul ma ñëw foofu noonu te du ma gis moom naa ko gis rek nee na ba boo toogee sama wet may nelaw sax damay am courage. donc loolu mooy wane nit ki dafa am courage ba génn àdduna. yàlla may ko chance mu regroupé nag doomam yëpp. mention spéciale doomam yëpp. muy Modou Mbaye. muy Ablaye. muy Awa. Awa ngi dëkk Mboro. Pape Youssou dafa yëg ni papaam feebar na mu dagg billet ñëw. ñu may ko 2 semaines suba la waroon a dellu. yàlla moom Ousmane tey moo ko ci boole. Ousmane am na chance su dajale fa même te loolu ci lu ma daan dénk la man. parce que dafa bëgg doom. dëgg la dafa bëgg doom amul benn doomam boo xamante ni nag seetaan nan la. dëgg la li mu daan abas tuut daan na ko séddoo ak doomam mais doomam yi tamit ñu ko bëgg lañu parce que ba mu tëddee amul jour buy passé te kenn du ñëw foofu. Montréal yi aussi dafa bawoon liggéeyam c'est son frère mais ki def lu kenn mënula dindi mooy docteur Camara. parce que bi Ousmane tëddee Ousmane bi muy nekk hôpital bi fii suivre fi traitement de. dëgg la. docteur Camara da ko jox cabine pour mu nekk à l'aise parce que kër gi ni ñu ko doon seetaane daf ko ni ñu ko doon seet bi dafa métti. mu ni naa ko yóbbu jox ko cabine. mu nekk fa mën a dallu mën a am jàmm mën a am wér foofu noonu ba pare ma koy defal yenn yi traitement bu jógee Dakar mu koy suivre parce que Ousmane dem na ba mu jógee traitement am Dakar la doon jógee te dem na ba xam lépp ci moom. dëgg la mais li lay jox courage mooy boo fa ñëwee moo lay xëcc taf la ci kaw. neew mooy amul doole jum la xëcc parce que dem na ba amatul doole mais moo lay xëcc taf la ci kawam loolu di wan ni courage la di wax ni amul responsable bu seetiwul Ousmane Pape Moussa. amul kenn ku ma ci woowul ñi man Ousmane dañu bëggoon a xam le médecin joxuñu papier bu jëree évacuation sax ñu évacuer ko mais booba fekk na c'était trop tard. parce que boobu feebar bi gagné na ko. xam nga feebaru Sénégal parfois diagnostic bi. dafay yeex ba mu njëkkee dem rendez-vous. médecin bi wax ak moom ba pare ni ko ban question nga may posé. dani ko man maa ngi feebar. nga defal ma diagnostic. waxagoo ma sama feebar lan la. nga jox ma rendez-vous bu sori. waaw man ma toog di xaar rendez-vous boobu sama feebar bi est-ce que du màgg ci fii ak diggante booba. docteur bi ni ko mais ku xamagul lu la dal. ban garab lañ lay bindal comme xamuñu lu la daal mun la bindal dara yu bind ay analyse yu dem ba France di ñëw 2 mois. gëte booba feebar ba nga koy gañe. donc question ba mu posé woon xam na ni feebar ba nga koy gañe te kenn mënu koo fay. mais li yàlla namul ni ku ci nekk ci lii lay jaare pour génne laa ci lay jaare mais xàddiwul benn yoon. donc njaw personnalité Ousmane. ci bi mu feebaree man laa ko gën a sentir. di wax ni. yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam. Ousmane yàlla na yeewoo ji te naa la wax leen. am na ñoo xamante ni musuñu gis Espagne sànq rek maa ngi wax ak benn femme rakk yi la tudd nee na Thiès la dëkk. daf ma envoyé message te musul doon sama ami ci Facebook bi. di ma laaj lii ñuy publier est-ce que dëgg la. ma accepté ko tontu ko mu ni maak Ousmane musuñoo gisee. MTK lañ xamante
te Seydi Hadji Malick moo ñu boole. wallaay ndeysaan. parce que loo mus a wax ci àdduna mun la barke Seydi Hadji Seydi Malick. Hadji Malick dëgg la. loolu moo doon waxam. dëgg la. kon yàlla na ko Seydi Hadji Malick moomu teeru. amiin amiin amiin. yàlla na ko Seydi Aboubacar si teeru. amiin amiin. waaye yàlla na bokk ak ndayam barzaq Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. parce que ku sa yaay gaañu. 1997. nga fàq ca wetam. di fa def say ñaan. 20 ans après. 20 ans après. nga dem dugg ci biir bàmmeel boobu noonu. dëgg la. yàlla bu mu fa fekk lu mu ragal. amiin incha allah amiin amiin. yàlla na fa fekk ay xéewali neen. amiin amiin amiin. te lii ñu gis doy na yaakaar man de wax dëgg yàlla bi ma toogee ci armée yi. armée yi nit doon na jafe mu gis ma parce que béréb ba ma toog ci ab ruxu laa toog. dëgg la. bi ma siggee sama yaram dafa daw ma ne alhamdulilahi rabbil alamin. dëgg la ndeysaan. mag ñu baax ña fa nekkoon imaam yi. ñooñu fu ñu taxaw rek. dëgg la. seen benn bismillah yi. ñu tari ko foofu noonu ci armée la ñun suñu xel dafay dal rawatina waa Tivaouane gépp faax mais responsable politique yi nekk Tivaouane. muy Seynabou Gaye Touré. muy Abdou Ndéné Sall. muy Mamadou Sy Mbengue. muy Yellamine Goumbala. muy Cheikh Mamina Diop. Cheikh Tidiane Diouf. muy Cheikh Tidiane Diouf. muy Pape Momar Gaye. ñoom ñaar ñooñu ñoo xamul lu doon wax. Pape Momar waaw. Pape Momar moom xaritu Ousmane. waaw xamul lu ma doon wax. ak Djibi Kandji. ku ci nekk dañu woon sama oto disponible na heure bu Ousmane dee demati rendez-vous bu mu dugg Dakar dem dikki. na ñëw jël sama oto. mais bi mu demee ba dugg sama jël ko en charge. dañuy ambulance médicalisée bi di ko déplacé moo gën ñu koy dugal ci oto yi nga xamante ne day toog parce que ambulance bi dina mën a tëdd. looloo tax oto yooyu mu ñu ciy utiliser benn. mais di wax ni kon ñun ñëpp. dëgg la. seen yitte moo doon Ousmane jóg. dëgg la. bu doon xaalis moo koy tax a jóg. El Hadj Mbengue mii ci ñi koy jox xaalis la bokk. dëgg la bëggul ku koy tudd nag. mais ba Ousmane tëddee. moo njëkk a seeti Ousmane. dem na ba moom Moustapha Gueye bi woote léegi nii. ni ma Chérif dama bëgg nga wax Ousmane lan moo koy faj. ñu jéem a def benn tëlatoo ci suuf boo xamante ni kenn du ko yëg dajale xaalis pour jéem a xool lan la koy faje man leen mais Ousmane ku xamul bilan ku xamul lu koy dal waxuñu dañ koy évacuer waxuñu dañ koy opérer waxuñu dañ koy defal lii mais munoo dem ci nit ñi deen laaj xaalis boo xamante ni doo xam foo koy jëmee. dëgg la. en tout cas daal ku ko bëgg a dimbali. ay ordonnance am cher na jàppale ko ci ordonnance yi man de loolu laa doon wax nit ñi. dëgg la te wax dëgg yàlla amul kenn ku ma ci woo tamit nga tàngam lu ku ci nekk ñëw nga la nga am